ngi leen di nuyu ñu ngi tàmbalee sant yàlla julli ci sangi-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ki nga xam ni moo taaral jotaay bi tey cérémonie bii cérémonie am la bokkoo kenn muy Chérif Chaya Chérif Chaya ñu ngi lay nuyu di la ziyaare Chérif Chaya Mat Fadal mu Cheikh Mahfou buñ la nuyoo nuyu nanu xalifa bi Chérif Ba nuyu nanu surafaawu yépp di nuyu képp ku teew ci jotaay bi di nuyu madame l'inspectrice ñu ngi lay nuyu tey sama yaram dafa daw wax de mooy sama métier waaye tey wax dëgg yàlla bu ma waxee dëgg te nëbbu ma xawma fu may tàmbalee ndax sama xol dafa tooy te seede ci sa waajur dafa yombul waaw gan gi nga xam ni moom lañ doon dalal monsieur Alassane Sène ne ñoo bokkoon école Ponty école William Ponty de Kolda 80 ba 84 monsieur le maître de cérémonie maa ngi lay nuyu ndax dafa animé jotaay bi dafa allier l'utile et l'agréable il a égayé les foules waaye mu ngi vulgariser ay messages taala tey nag waaye benn affaire rek moo ma ci jaaxal diplôme beeg cérémonie bi yépp su ngeen ñëwoon sàkkal ni Mor Talla la ñuy feetal ñëpp man lañ koy jox da ngeen réer de sàkkal boo nee Mor Talla loo yóbbante lettre man lañ koy jox waaye boo nee Talla ñu jox ko ci gàttal rek 1980 la génn ñu affecté ko Ndande ma judd 1975 am 9 ans mu yóbbaale ma kon mooy sama baay lu nekk ci man rek moo ko ci def wax kan mooy Talla ci jotaay bi jërëtu ko ndax sunu yaay Caama Ñang li mu présenté ci moom wax fi mu juddoo ak fi mu bokk doy na lu réer ci juddu feeñ ci jikko tout ce que la naissance peut révéler se manifeste aux attitudes ak a yaru ak a dal Talla du mer na mu meloon daaw rek la mel ren man au nom de la famille waxuma damay présenté ñi déplacé wu ñëw ci famille bi fekk si ko rek fa laay yem waaye buñ la santee gërëm la sunu mag ju baax ji sant Chérif Ba ndax wëllëre gi da ngeen koo sof waaye da ngeen koo sosu leen ko da ngeen koo sof ndax Chérif Ba Chérif Chaya mee toog Cheikh Mat Fadal ko dul Cheikh Mat Fadal Cheikh Mahfou sama maam soxna nee na Cheikh Mahfou maa ko daan fóotal ca sàkkal kon ànd bi yàgg na de Cheikh Mahfou ak Cheikh Bunun na ak Cheikh na Cheikh Sadbu sunu buntu kër lañ doon dal bañ nañ ko ba fa nu dëkk sancu Cheikh lañ ko tudde kon boo jógee foofu ñëw fii ngumba sunu maam njaan njobb la jóge njobb gi ci keneen njobb ñëw cool ñëpp di ko xëccoo muy bëj géwal rafet indaale xalam mu ni yéen ñëpp taxu leen maa jug ma roqay ndan gi sëriñ Pall Yaari Guy maami Alsaan Jaañ mi moo ma tax a jug kon bu ñëwee déplacé wu fekk jotaay bii représenté nga njabootu maam ma jaañ ma lëmbul gépp mu ngi nii toog doy na ci présentation le chef de village de Sàkkal mu ngi nii toog di 13e chef de village de Sàkkal ndax Babacar Njare ma sañ Sàkkal si ni Njare ko remplacé rakkam maa liggéey lu mu seen àndalum Ibra Anta Diop ma booy xaar ñaan Assane Kébé Lamine Diop ma fal Njaay Lamine Njaay mu duwaat di njàmme kon soo toogee nii Sàkkal gépp nga représenté waaye kii toog yow la Alaaji Moussa Dieye ni woon yow laa dénk les travaux de la grande mosquée de Sàkkal yow la sa maam jënd titre foncier may ko waa Sàkkal ni def leen fi jumaam yow rakk joo am directeur la boo yónnee woon mu doy mais boo defee dérangement Alaaji Lamine Sarr
daayira nixmat rabbil alamina Touba Sàkkal ngay jëwrin ba ñëw teew nii dama ni lii doy na ci présentation. waaye ba tey rek sunu ku am kër baay am nga kër ndey algaf beng sunu nijaay di léppi taala ma nga nee toog kon buñ la tuddee ñépp dañuy dugg Samba Lawbe ñang ndeysaan ni ma moor bis bii sama bisu boppam ma nga nee toog ànd ak Modou Diouf sunu jaam bu ñaawul bii li mu fi wax tey waaye taala dama ni maa fekkee la tubaab bëgg maay sa doom keroog bi la affecté Ndande 1984 man nga àndal jàpp sama loxo sama papa ni la sa waajee de football rek la fi nekk yóbbaale ko ba nu egsee yàlla boo dama ni bu la yàlla naree dimbali da lay booleeg soxna su baax yàlla boole laak ndey yànde mu baax mii di sama yaay yar ma ca Ndande nit bu lee moo lay yee wala di la gàddu li la tërali sa yaaya te na meloon booba ba tey sama papa bëggoon nday jéey ba gëmewu ko gëmewul nday jéey bëyam yi mu gënoon a bëgg ci kër gi nday jéey rek la ci mayu ci keneen kon mooy wane ni fonkoon na ko waaye nag ku yokkul da ngaa wàññi yàlla may la soxna su baax muy soxna Fatou Mbaye dañ ni wax ma ku la yar ma wax la sa jikko sama papa da daan wax soxna Ami Cheikh ak yéen a bokk baay ndax alaaji Basiru Jaañ ma rem ca Ndakaaru bu njëkk ga laa ko daan fekk mu may defal teranga fu mu mas a nekk rek fekk naa ko fa kon seen ànd bii mu dem ba goro juddu si dama ni lii du hasard Fatou Mbaye moom it ñëw topp ci gannaaw nday jéey ni mu bëggee taala fonk ko rek loolu la def ak njaboot gi gépp ñu ngi lay sant di la gërëm famille bi nag kenn mënu fee nekk di lim ñëpp sa rakk yépp ñëw nañu sa doom yépp ñëw nañu li tax mu teel a génn dugg ci enseignement lenn képp ko taxoon a jug mooy teel a am salaire noppal baayam mënoon naa jàng ba dem à l'université waaye dafa teel a génn pour dimbali papaam sàmb maro xëy ku ma jàngaan yàlla na nga àggaleeg sa sago sunu xol sedd na la daloon président Macky Sall bi ñu inauguré francophonie bi ñu joxee Abdou Diouf tuddee ko sommet bi tuddee ko centre bi yaramam daw ba mun ta wax looloo ma dal tey mu ni ko vous m'avez littéralement foudroyé au vrai sens du mot waaye tey foofu laa toll ndax da ngay sunu lépp di sunu baay di sunu kilifa di sunu xarit lu yendu ci yow rek fanaan na ci ñun bi sama papay door a gaañu cérémonie bu am sàkkal yaa koy animé yore cérémonie yi sàkkal di ñëw sàkkal ba màgg nga xam ni lii ngay def sàkkal mën naa ko looloo tax ñëwatoo sàkkal pour bañ maa xatal ni ma am naa tukki boo fa yàggee rek am bàyyi nga rakk ju baax waaye man lu nekk ci man yaa ko def ndax sama papa yoruma yow yaa ma yar kon yàlla na nga àggaleeg sa sagoo sàmb waaye nag di beral cant ak ngërëm mbokk goo gis day am péete loo ci gis day am xarit ak déggoo dama ni sàkkal say mbokk say xarit say am di jàmm ñépp xam nañ sa digganteeg Chérif Saay Aïdara guddi bëccëg suba ngoon heure bu ne day ñëw sàkkal keroog sama papa bi mu génnee àdduna 2004 moo ko sang moo indaale laj koloñ moo indi puso moo indi sang ko ñaanal ko ni na ñëpp génn armée yi ndi boole naa ko ak sama maam Cheikh na Cheikh Saad bu boole naa ko yonent yàlla Mohamed àjjana la jëm Moussa Dieye ni man de ma dem ba maram jaaye sama maam moo jàngal maam alaaji Rawaat ak alaaji Maadi nitu yàlla la xam naa lu xew weddiwuma ko de waaye dama ni patt rek waaye daa tëdd ba guddi gis sama papa àjjana moo ko awa jale mun lu ngeen di def fii Cheikh Saa yaa ñu jullee kenn laaju ñu dara kon loolu Chérif dama ni moo ko tàggalee it gaaraasu nit moo tàggale taala ak gaaraasu géwal boo bëggee xam nga géwal moom bëriwul wax ay mbokkam la nuru te géwal guddul tànk ay mbokkam la nuru géwal nag boo ko mayee oto rek yow xam nga ni yaa ngi defar affaire bi kon Chérif ku lay xaar yàlla na xaddi Aïdara Kara suñu xol sedd na sama baay ba da laa bëggoon nga bëgg taala bëgg njaboot gi yëpp dama ni monsieur le présentateur gars yi nangu micro bi balaa sama yaram a tàng su si sama yaram a tàngee mën naa passé fii te loolu laay gi waaye nag njaboot gépp ñëw nañu bi may ñëwit mun naa bañ a pare ndax ànd naak ndax Njaay sama soxna yii bu ma ko présenté wul wóorul comme ñooy ànd ñibbi sama soxna Ndey Njaay ma nga nee gis nga hasard amul de damaa bëgg Ndey Jéey ba moo sama soxna ñoo bokk ndey ñoo bokk baay
kon léegi Alassane Diagne mooy wax au nom de toute la famille moom mooy wax ci tur wi moom la ñuy jox kàddu gi monsieur Alassane Diagne vous avez la parole. maaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di nuyu di commencer nuyoo bi ci Chérif Chaya di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu inspectrice bu de la circonscription de Kébémer di nuyu ñi fi teew ñëpp kilifa diine yi fi teew yëpp di nuyu l'équipe pédagogique de l'école 3 de Géoul di nuyu le personnel enseignant di nuyu toutes les structures yi nga xam ne ñu ngi gravité autour de l'école tous les partenaires sociaux du ma fàtte sëñ bii toog nga xam ni moo fi indi xéewal gi ñu tudd léegi wax ci gannaaw mortala de du yomb mortala fi nga ma dugale dafa metti trop mënoon nga maa bàyyi ma introduire nga continuer waaye wax na dëgg taala ñun dañoo bokk lépp dañoo bokk Paaliyaari Guy ñun ñëpp Paaliyaari Guy lañ cosaanoo man ma bokk ca kër ga man maa nga dëkk Barale cosaanoo Paaliyaari Guy man ak Njàmme Fam mii toog ak Taala Samb mi yëg moo ak Mor Taala mii toog ak Taala Samb mii toog ñu bokk benn famille Njugo Samb papaam di suñu papa ñun ñëpp man sama ñaari soxna yi ma amoon Njugo Samb leen ñaani ndax moo doon toog sama place su papa bi may jàngee sàkkal parce que sàkkal laa defee CI ba CM2 Njugo Samb kër Njugo Samb musuñoo pare añ te woowuñu ma fay añ te kër ga laa bokk Njugo Samb dem naa sax ba am promotionnaire buy bind thèse d'état dama daan yendu si kër Njugo Samb parce que mu ngi ko doon bind ci ay taasu ay ngomaar ay yeneen ay kii wolof yooyu fa laa daan dem di fa taatane di yóbbu kon Njugo Samb di doon lépp ci ñun Taala Samb mayaat ko parce que man maa ko féete mag maa ko jiitu ci enseignement mais yàlla def na tase nañu sax ci terrain de football tase nañu sax ci terrain nawetaan évidemment dribble naa ko ba tey ñu tase ci lu nekk yàlla boole ñu boole maag soxnaam yi toog aussi man damay jógee Dakar ñëw jaar fii wàcc këram añ fa ba pare soog a continuer dem Barale lu ci bare ca léeg-léeg sax ma taate ne dara ci moom de moom mi toog waaye man Taala fi ma koy gërëmee man bu ma dugg see ci jotaay la may jëkk a xool mooy représentation ba dama xool cadre bi xool nit ñi toog nit ñi xooluma leen sur le plan numérique dama xool qualité nit ñi fi toog parce que dama xam ni Taala organiser na école bi ku xool cadre bii mu fi bàyyi xam ni Taala bàyyi na fi un cadre propice aux enseignements apprentissage parce que école bu ñu créé en 2002 nga yóbbu ko ba fii cela veut dire que mobiliser nga te gis naa déjà mobilisation bi parce que gis naa ñu interroger structure yi nga xam ni yépp moom la ñu soxla ci école pour mën a école mën a fonctionner parce que école léegi dootu école 4 murs école communautaire la ñuy wax approche communautaire approche participative école ñëpp dañ ciy dugal seen loxo école ku mën a mobiliser bay autant de personnes di ci dugal seen loxo réussir nga sa mission Taala Samb ma di xamal ni man de nekkoon naa directeur d'école man maa nga retraité Médina waaye képp ku jaar ci direction école yore école ba xëy retraité gàcci ngaalaama parce que école yombul gérer personnel enseignant yombul ca Taala réussir na ko gérer gérer parents d'élèves gérer ressources humaines ci boppam moo xaw a jafe parce que ku ci nekk ak da nga ñëw ak sa sensibilité te xam nañ ne enseignant yombul kuy diriger une équipe pédagogique et su ma nee équipe pédagogique équipe laa waxuma ay un groupe d'enseignants équipe laa wax équipe su ma nee équipe pédagogique mooy ñuy mottulente ba créer synergie ci seen diggante ci je crois que Taala réussir na ko bàyyi na ko fi parce que kuy gérer équipe pédagogique xam nga ni yaa ngi gérer enseignants yoo xam ne ay sensibilité yu wuute la tu as des enseignants tu as parmi ton personnel des enseignants qui sont motivés qui sont compétents
noonu nan ngay doxaleeg ñoom. Tu gères dans ton équipe des enseignants qui sont compétents et qui ne sont pas motivés noonu nan ngay doxaleeg ñoom. ku gère ñoo enseignants yoo nga xam ne ñii ils ne sont ni motivés ni compétents nan ngay doxaleeg ñoom. te pourtant Talla parvenir na boole ñooñ ñëpp boole seen i xam-xam boole seen i manoore boole seen i compétence ak seen motivation ba arrivé à ce résultat là waa Géoul di ko sargal Talla Samb kontaan nañ ci yow trop. yaakaar naa ne du ma ci sore ndax xëy na naaj na waaye Talla man personnellement man day sama lépp Barale laa dëkk Tallaay suñu lépp Mor Talla mii bu fa Talla nekkul mooy suñu lépp yàllaa ñu jaxase tey jaxase ñu démb jaxase ñu bërki démb bu soobee yàlla duñ teqali ko bu mujj Talla sa moom Talla jërëjëf yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla may une retraite paisible comme ñi ko ñëpp waxee di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm sur particulièrement soxna yi jàppale leen Talla am ngeen ku jafe ko nga xam ni du mer du kenn du xam changement ci kanamam kenn du gis benn changement ci kanamam yéen waa soxna yi yéen a am devoir de jàppale ko parce que Talla kat retraité na li ñu wax mais dégg naa ñu ne à côté Talla dafa nekk seulement en retrait donc Talla waa Géoul dañ la soxla mais waa Sakal aussi dañ la soxla baax a tax bi nga ñëwee Géoul nga ñu dugal la ci famille yu Chérif bee boo doon n'importe qui doo fa intégré loolu rek doy déjà indicateur bu leer la ci ni Talla Samb nit ku baax la Talla di la gërëm di la sant madame l'inspectrice maa ngi leen di programme wu leen ko mais damay siif. yow laa doon dugal di li may siifee mooy. yow laa doon dugal di. ni may siife mooy waxuma ngir Talla Alaaji Njaan Samb ak Njugo ñoo bokk Alaaji Njaan jël Aji Jeere Ñang Aji Jeere jur Fatou Gueye ak Fatou Gueye Ñang ñu bokk ndey ak baay kon yaag samay sœur bokk baay du ma waxee foofu du ma waxee fii ngir njaala waal yi ndey jéy mële mooy sama yaay ndax mooy njaala waal yi waxewuma ngir Fatou Mbaye mii di askanu ba naareen bàjjanam toog na la di Yaasin Njaay waaye damay wax ngir sa jikko yow ndax danoo bokk askan wi nga yàgg fi lool mosuñoo dégg lu gore di loo def ñii dañuy wax ci enseignement mais dañuy wax ñun ci say relation ak sa askanu Ngéwél li nga bokkal kenn mosu la dégg lu ñaaw loo ci wax mbaa nga def ko ci mosoo boddi kenn mosoo sis kenn nit sax dana toog am kersa sama classe gi am kersa mënuñu wayaan nga xëtti leen ne kii nii ngeen demee ak nii kon da nga baax sa baax dañ koy wax tey bu mbooloo mi toogee fii ñëpp toog dañu koy wax nag parce que yaay sunu askan ñoo bokk askan wi bu ñu toogee ba wax la baat yu rafet yi kàddu ngor yi dañu ciy ànd bég ci suñu waxul nag dañu day nuru leneen kon yàlla na nga ko muurloo yàlla na nga dund ba say njaboot di la yóbbu Màkka di la ganale waaye Amadou Bey Ndiaye def na comme li doomu géwél yëpp tàmm def bis bii tey soo fi dafee teraanga ji politique dara lalu ko sa juddu bëgg lu baax xam lu baax moo tax nga def ko yàlla na teraanga yàgg seen loxo ak doomu géwél yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf. dire que je suis là aujourd'hui fekk la fi nga nekk suma mbokk donc yore l'IEF de Kébémer avec brio donc en ce sens maa ngi lay féliciter di la encourager avec toute la délégation qui vous accompagne di ziar tout d'abord Chérif Aïdara ndax jataay yaakaar naa buñ fa dikkee en tant que musulman fekk fa sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañu ànd ak xel mu dal di nuyu le chef de village di nuyu le corps enseignant di nuyu l'association des parents d'élèves di nuyu notabilité religieuse et coutumière yi nga xam ne dañ fi teew te jógee Sakal wala ñu jógee fii di Géoul di nuyu également Mor Talla Samb et toute sa famille maa ngi jégalu yeex naa fi ñëw ndax Dakar laa jógee ñëw ànd ak sama soxna pour ñu ñëw fekkee ci événement bi parce que lii dafa am lu nekk lu am solo
nit ki servir l'administration pendant plus de 30 ans ñu war ko honorer kooku dama ne la bis la boo xam ne dafay rester dans les annales de l'histoire ma taxaw fi ñaari taxawaay bu njëkk bi dama fi teewal toute la promotion 80 84 bu école normale William Ponty yàlla daf ñu jeexale suñu formation à Kolda booba suñ promotion bi 30 la ñu boo génnee école normale dañu jël 15 yi ñu yóbbu leen Tamba 15 yi ñu yóbbu leen Casamance yàlla daf bi décision ministérielle bi génnee ñu def sama tour yóbbu ma IEF Sine Saloum jël Mor Talla Samb yóbbu ko IEF Louga ñi ci des ñëpp ñu séddale leen entre Tamba ak Ziguinchor ñu naan ñii fu ñu jaar ñun ñoo fa génnee te mësuñu servir Ziguinchor mësuñu servir Kolda mësuñu servir Tamba mu servir fii man ma servir boori Guinguinéo parce que je suis de Guinguinéo ñu naan ñii fu ñu jaar yàlla def ma activé wu dans le mouvement syndical diriger le SNEL syndicat national de l'enseignement élémentaire ma ñëw fekk si ko fii Géewul mu ne ma camarade de promotion du diriger une organisation ma am feneen fu mu ne mu bàyyi lépp lu mu jàppoon ànd ak man accompagnement donc aujourd'hui su ma demee ba diriger une organisation syndicale au niveau national nekk vice-président au niveau de la fédération internationale des syndicats de l'enseignement représenter la fédération syndicale mondiale à l'UNESCO à Paris pour un mandat de 5 ans je peux dire que grâce à Mor Talla Samb kooku donc bu amee bis lépp lu ma jàppoon danaa ko bàyyi ñëw fekkee si bis bi wax ko ci ay mbokkam wax ko ci ay xaritam wax ko ci ay dëkkandoom parce que kat promotion bi ma amee ay responsabilité nationale ñoom ñëpp ku ci nekk li nga jàppoon da nga ko bàyyi accompagnement donc fu ma àgg gannaaw yàlla ak ñoom damay faral di wax ne am na ñu ko wax vous n'êtes pas parti à la retraite mais vous êtes en retrait et aujourd'hui système éducatif ak ni muy fonctionner expérience daf ci am solo comme un adage ni ñu koy waxee toute connaissance s'acquiert par l'expérience j'espère que le système a besoin de vous soxla nañu la et c'est une occasion pour que nga mën a accompagner la jeune génération di ànd ak dal parce que dañu ne li ma fi dégg dal na xel ndax dañ ne nit bu baaxee ndax baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax su fekkee ne mbokk yaa ko wax mën na ànd ak xel mu dal ku ko dégg it dégg nit ñi ni fi waxee ñu xam ne am nañ ngërëmal waajuram te dama ne nit ñi ñu ngi rawante ci ay waajur ku am sa ngërëmali waajur kañ la xéewal ga di gën a ba nga demee ba nga xam ne nekkatoo en activité foofu la xéewal ga di soog a tàmbale donc loolu yàlla na la ko yàlla defal mu nekk loo xam ne lu la jig la di jig sa njaboot di la xamal ne maa ngi yëkkati kàddu yi doon ko yëkkati ci turu toute la promotion di ñaan yàlla ñu daje ko ci beneen mbégte ñi nga xam ne dañoo nekk en activité ñu ñaan ñu dem ba lii ñu koy feeteel ñoom ñu feeteel ko ba ku fi jógee it nekk en activité da ngay am une promotion yokku ba yokku loolu daal laa amoon lu ma ciy wax ci kàddu yu gàtt di leen di gërëm di leen di sant soxna si nga ñëw ñu remettre ko son cadeau donc vraiment di kontaan lool ci bis bi madame l'inspectrice vraiment yow vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jërë ngeen jëf. Et quand on lui a demandé son CV, il n'a fait juste que nous donner donc une toute petite partie. Mesdames et messieurs, connaissez bien Paris puisque vous en parlez, disait Corneille. Moi, je connais peu s'en faut la personne parce qu'effectivement, je l'ai pratiqué. Mais à travers aussi son cursus, je pourrais vous dire qui est Mor Talla. À l'état civil, il s'appelle Mor Talla Samb. Il est né le 14 mars 1961 à Sakal. Pour son cursus scolaire, sa formation de 1968 à 1974. Il a obtenu son CFE à l'école élémentaire de Sakal. 1975 à 1979, il a été au CCG canadien de Louga où il obtient son BFM. 1980 à 1984, il a fait sa formation à l'école normale régionale William Ponty de Kolda. C'était avec certainement Alassane Sène et compagnie. Merci. Pour ses postes occupés, 1984 à 1989, il a été enseignant à l'école élémentaire de Mabassa de Ndande. 1989 à 2001, enseignant à l'école Géoul 1. De 2002 à 2021, directeur
de l'école Géoul 3. Il a d'autres diplômes. Damiev, vous devinez? Il a eu en 1986 le DCCNYN. Vous ne savez pas ce que cela veut dire? Je vous dirai. 2007, le DCCFMN. 1986, il a obtenu le diplôme de conquête du cœur de Ndeye Yande Nyon, communément appelé donc Ndeye Djeya. En 2007, c'est le diplôme de conquête du cœur de Fatou Mbaye Nyon. Et c'est en 2007, mesdames et messieurs, c'est ce sieur qui va prendre la parole tout de suite. Mesdames et messieurs, c'est vrai que je l'aime bien. Venez. Merci. À Géoul, après la grande famille religieuse, après tant d'autres autorités, il fait partie de ces personnes qui ont un réseau 5G. Vous n'allez pas comprendre. 5G, ça n'existe pas, mais lui, il l'a. Parce qu'exactement, c'est Mortala le Grand, Mortala le Garmi, Mortala le Géoul, Mortala, mesdames et messieurs, Mortala, et bien sûr, le Gararar. C'est ce Mortala-là qui va prendre la parole. Mortala, le papa, bien sûr, comme il aime très bien le dire, le papa de mon fils à moi, oui, son aîné, Gallo, et Elhadj Ndiouga, l'homonyme de son papa. Le papa, bien sûr, de Ndeye Yande. Alors il a fait fort, il prend une première épouse, il a Gallo et Elhadj Ndiouga, l'homonyme de son papa. Il prend une deuxième femme et il veut dire merci à sa première. Et évidemment, il ne manquera pas de donner donc le nom de sa fille, sa première fille avec sa deuxième femme, donc Ndeye Yande, donc sa première épouse. Ça s'applaudit. Et exactement encore, c'est le papa, bien sûr, de Mohamed, bien sûr, l'homonyme du prophète, de Seigne Saliou aussi, n'est-ce pas? Et de Moustapha. Alors finalement, oui, mesdames et messieurs, oui, on va souhaiter, n'est-ce pas, donc à ce doyen, franchement, donc une retraite paisible. On va lui souhaiter exactement, en tout cas, de se reposer. Reposez-vous, mais comme on l'a dit, vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes juste en retrait. Je sais que donc l'enseignement a besoin de vous, l'enseignement aura toujours besoin de vous, et encore, la grande famille religieuse de Géoul aura toujours besoin de vous. Et je sais très bien de quoi je parle parce que, exactement, même la municipalité, parce qu'à chaque fois quand il y a journée d'excellence, vous vous faites le plaisir de partager les micros avec moi et cela me va droit au cœur. Mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant, Mortala Samb! ma paate maram saar ko di jugal la jàll farideer lebar jam ñi buñ la wayul ma lay way lebar baayu Ndeye Yande anta ko dog naar ak jama anta ko dog naar ak jama ale jàll farideer mangira ne leen lebaro doona nu ngañe njaga ban na leen a joor mbaay ma paate maram saar ko di jugal la jàll farideer lebar bàyyi Galo taaw bàyyi Njuga bàyyi Ndeye Yande mi nga ma tuddee bàyyi Mohamed mi nu tuddee Seydina Mohamed bàyyi Moustapha bàyyi sëñ Saaliw yow anta ko dag naar ak jama sargal bi dañ koo def rek nii nit ñi di ko gis waaye yow sargal nga sa bopp xam nga lu tax loolu taala dafa laa biir bëgg waajuram waaye ku mu am dalaa yërëm 84 la ñëw Géoul ndand jël ma à l'âge de 19 ans ma nekk ak moom sama néegu ndey 4 ans mu indi ma Géoul Birama Sele Gueye keroog ba may indi Serif Saye doomi Cheikh Mohamed Fadel ji moo ma jël si lu ngeen wax ci moom am na lu des bu ànd ak yow bu neexee day ànd ak yow bu mettee mu ànd ak yow kenn du doomi Cheikh Mohamed Fadel ji yow mi yaa neexa waayoo yaa bëgg sa bopp yaa bëgg sa waay yaa yërëm sa nit yaa man sa nit ma ñëw fii nga andi ma
maag sama borom kër bii sama baay fekk la fi ni la dénk naa la doom ju ma am waaye dawat na Ndeye Yande mii nekk ak yow nga jor ma nag ci saayir yor ma ci baatin jàppale ma ci saayir jàppale ma ci baatin waaye yow bu yéen doon woon sama amit ay dara nga atte njàmbur rek di ko war maam jom jaraf njàmbur la soxna maa nee sa yaay Cheikh Mahfoudani sa baay Cheikh Mohamed Fadal gisuma sa njaboot ni mu zat dema Sénégal waaye ba mu jëmee ba mu ñëwee soxna maa ne rek moonu julal sorofaay borom dambal tànk ba borom juddu bu rafet ba Birima Njaay mbend yu ko faali kumba faal borom njàmbur bay maamam mu ngoone coro ko jur ma ngoone coro ak mor soro ma sugu coro bokk ndey ak baay càmm ñal day laak mam mbend coro mu taawloo sirif ba doomi Cheikh Mohamed Fadal waaye yow mi yaay sunu bos yow mi yaanu tenir yow yaa jàppale taala jàppale ko njaboot gi jàppale ko ku mu am ay dara yal nañu yàlla bàyyi ak yow yaa man sa nit yaa nu yërëm yaa nu dimbali yaa nu wettali wax na dëgg de ba nga ñëwee da nga noo dimbali ba pare jël oto jox ko lii dimbali géwal di ko jox gasoil jàppale ko waaye ma roqoy kumba jàngaan yal na la jig yal na la sa njaboot gi aw maa ngi jégalu nag waaye nag mënatuma woon a toog ndax dama koy defal ñeneen kon yow buñ la ko defalee te waxuma la ko damay doon baadoolo te man baadoolo jur ma roqoy kumba jàngaan yal na la jig ngeen baal ma àq kontaan nañu waaw asalaamaaleykum mbokk yi madame l'inspectrice xam naa damay aller directement au but rek m'exprimer en wolof à votre permission. waaw ñu def baax Allez-y, ouais. Allez-y. mbokk yi maa ngi leen di nuyu. Allez-y. di jiital ci nuyoo bi. suñu kilifa Chérif Ba Aïdara nga xam ni mooy suñu wéeruwaay. école bii ñu nekk nii Chérif Ba ku fi def. inspecteur Yoro Sow dafa ñëw ni ko parce que mooy wasilaam ni ko am naa juróom-benni classe yu ma bëgg a may ngumba. Chérif Ba ni ko sama koñ bii de amul école waaye du ma jël lépp def fi ñaari classe muy ñaar yee. wetu armeel ya dégg naa xaali mbuuj naan dañoo soxla école defal leen fa ñaar CM ba ña ngay garaw dolli leen ñaar kon Chérif Ba moo créé école bi en 2002. daal di waxtaan ak nag Yoro Sow may kilifa ga ak directeur Maguette Sow nen ma indil tàmb mi sans wet aka bari fu mu féete nen ma indil sàmb mi sans wet ndax man moom mënunoo soriyoo Maguette Sow proposé ko Yoro Sow ñu affecté ma fii école bii kon boobu ba léegi macha allah Chérif Ba teggiwul loxoom bàyyiwul moo doon directeur école Géoul 1 Chérif Ba teggiwul loxoom te wolof Njaay danaa nit kat fu mu nekkul bu fa soxnaam nekkee ak doomam ma nga fa soxna Ami Cheikh mi ngi toog ànd ak Chérif Chaye mu ndaw ñuy njabootu Chérif Ba waaye bu léeg-lékkee alom waraf danaan na ko gërëme cooy yooyu yépp neex na baax na lu ma dootul fàtte la waaye nag wala Njaay danaan coow li pusa àndaal lépp Chérif Chaye ma leen 1989 bi ma jógee Ndande
booba ku ñuy wax Amen Ndiaye mas na nekk sous préfet Sakal sama papa ni ma boo wàccee demal ca kër Koura Fall ci ëtt boobee laa xamanteeg Chérif Chaye mi ëttu Koura Fall ma koy ñaanal yal na yàlla yokk ay leeram Chérif téye ma nag boobu ba léegi lu ma tax a yàgg Sakal yàgg fii ngumba moom mee la man li ma fi doon def man naa ko def Sakal boo doon jàngale bu ma demee Sakal it kenn du ma yilif maa yilif ñépp comme fii sama papa ni ma comme demee na noonu daal xam nga li gën a gaaw mooy may naa la Chérif ay rëccu wu ma ko de ay dara lu ñuy defal nit ku baax rek sama sang balee defal na ma ko wala bi mu ñëwee léegi ma jóg kii ni ma tey kii de organiser woo yow de organiser waaye ma ni kee man fu ma toll di ko organiser man bi mu ñëwee dama ni na toog fii man ci suuf lay toog ay dara yow yaa ma jiire loolu kon ma lay ñaanal gudd fan di la ñaanal wér yaa ma indi yaa ma terte yaa may dimbali yaa may jàppale yaa may gestu ba ku ne xaj ci ba ku ne di ci dem Chérif Alwali woo na ma léegi ni ma ndox mee ko tee waaye xam naa léegi mu dugg si ngumba kon ñooñu ñëpp Chérif Ba Chérif Chaye Chérif Adramé waa kër ga ñëpp bu nu ma téyee fonk ma yow mi nga indi ci yow mi ma indi ci kër ga yow lañ téye à travers man yow la ñuy gis kon ay dara maa ngi lay sant bu baax maa ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay ñaanal yàlla yow wàccoo nga ak man yow wàccoo nga ak man kay maa deseeg sama digganteeg yow te du man rek sax yow wàccoo nga ngumba gépp ndax ku fi dëbb rek dëbbale nga ko Chérif Ba sa mag ju baax jëni ma Chérif Chaye mi def naa ko muy sama ilimaanu kër moo fi jiite korité moo fi jiite tabaski armée yi bu nu fa eggee bu nu tëralee néew bu ma woo nil ana Chérif Chaye ndax ndigal loolu maa ko jox yow yaa yóbbu nit ñi àjjana sama papa day ma ko wax moor wax na ko léegi nii mu wàcc liggéey ma jógee Dakar ak sama mbuus def ci ay perkaal ak ay lu ne ma def ko ca mun ma affaire géwal la xaw ma foo ko liggantee te man lu sell rek laay def may naa la yooyu ngay yor mbuus yooyu may ko ku la neex ba may jógee ngumba indi naa perkaal indi naa parfum indi naa cuuraay yépp it maa koy defal sama bopp daal di koy tëral jullee ko denc ko daal di ni ku bëgg kuy dem àjjana de kii de moom àjjana la jëm Sénégal gépp toog mu ni kii de àjjana la jëm gis nga suñu borom dafa xarañ soo waxee yëfi diine mbir ku yor diine la koy wan keroog ba mu ñëwee bu fa waxoon waxi histoire waxi cosaan man mii la ko suñu borom di wan suñu borom wan ko imam Moussa Dieye mooy imam raati bu Sakal 8 heures mu ñëw sama bureau fii ma toog maa ngi jéggalu 8 heures imam Moussa Dieye fekk ma ci bureau bii ni ma Chérif Chaye laa soxla man ko Chérif Chaye nan dem continuer da ngay continuer continuer
ma ne ko nan dem ci Chérif Chaya ay dara ak maa yàgg a teral booba woo na njaboot ga soxna yi ca kër ga ni leen Samb mi heure bu ma soxlaa muy guddi muy bëccëg bàyyi leen ko mu dugg ci néeg bi 8 heures ma ñëw nuyoo dugg ca biir néegam te tànkam ni ko imaam Moussa Dieye imaamu sàkkal moo la soxla mu ni mën a egsi waaye ci yoon wi imaam ni ma ab géwal daa dañ kumpa yow li may doy Chérif Chaya jaaxal na la sa papa laa génte ci fajar ma nga àjjana moo ko aw faal te booba man julli naa fajar ba suuni nii nelawuma daanaka ma ne ko yeewu de négam géwal yee maa dem àjjana waxtu maa ñun ilimaan yi mu ne ko déedéet ban nu tëralee ñi ni mbugal a ngi taxaw waaye bu Chérif Chaya ne allah ko bar ba léegi ñun gisatuñ leen imaam Moussa Dieye ni ma loolu lay topp si dénk si Chérif Chaya sama bopp ak sama njaboot kon ay dara yàlla na nga fi yàgg ay dara te wér nuyu kilifa diine yi fi ne sant Cheikh Talibou yooyu ci li mu wax léegi nii nuyu Cheikh Makhtar ngumba ku may seet boo ma fekkul kër Chérif sa xel fu muy jëkk a dem mooy kër Cheikh Makhtar boo ñëwee danga mu fekk kon Diop tey jii cérémonie bu mag la am Ndakaaru dafa yable yónnee ni déedéet sama waa ji bisam bii duma ko xaaj duma ko séddale damay toog ak moom ba mu jeex Diop jërëjëf teeri ñëw lool feggoog imaam Njuga nga xam ni moom mook soxnaam soxna say bokk na ni ci ñi ma jëkk a xam ci dëkk bi waaye ñoom ba tey soppiku nu benn yoon di nuyu Tidiane Sey imaam dem na sànq di nuyu sama jigéen Adja Ndeytu Wàdd mu baax mii teew fi teewaayam waaye teew fi teewaayu boroom këram sëñ Alioune Boy boroom nooru islam moom xam naa temps bi xat na waaye moom maag moom bu ne woon ngàcc pucca ñooy ànd ñibbi ngi fàll la dëkk rek ma dëkk sàkkal juróomi kilomètre eef di la nuyu Chérif Chaya sànq dafa laa nuyu ñu la bàjjan gis nga bàjjan baat bu rëy la jàngalekat yépp bàjjan lan lay wax waaye bàjjan mooy baay di yërmande gu baay am ci doom rek bàjjan am na ko kon yërmande gi nga xam ne am nga ko ci askan wi ba mu jëllalu ñun enseignants yi ba ñëw gi suñuy kilifa ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm yaag sa staff bi nga àndal di nuyu ñi nga xam ni ñooy responsable de zone yi maa ñoom ñu nekkoon fii ñenn ñi dem retraite Ahmed Sarr sama directeur la woon Samba Dieng Daaru Mbeng ñoom Baye Cheikh ñoom xaal ñun ñoo fi nekk ndoo woon yore xale yi tubarkalla macha allah ñu nekkoon ak ñu it nekk bu rafet ñu dem bàyyi fi Mor Gueye mi jël parole léegi nii ak ñoom Baara ak njaboot gi kon ñoom it maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di gërëm ñoom it dañuy wax man rek waaye ñoom mosunoo changé ñoom it di nuyu Cheikh Alsane Sène lu yàgg rek dëgg la 1980 maag sa waay wóor na yàlla Kolda dañ ñoo fa dàqoon a baraay maag sama waay baal rek lañ daan liggéeyee mais moom xoolal mu topp loola di ko topp wax na dëgg de bi ñu génnee man rek maa ñëw fii pourquoi parce que waaye ànd ku baaxee dëgg sama papa nee na ma moom ak Basirou Diagne Mariam Diop Grand Sine Dakar ak Iba Der Thiam ñoo daan ànd mu ni Basirou waxal Iba Der sama taali mii bu ma sori mu ni ko fan nga bëgg mu ni ko Louga mu ni nee na Basirou Diagne Iba Der taala Mor taala affecté ma ko Louga loolu moo indi fii de waaye du samay pexey bopp nag
di nuyu sama kóllëre monsieur Dia moom yàgg na ma ak moom macha allah ku baax monsieur Dia. di nuyu nag sama mbokk yi ma nekkal ngumba ci njiital Cheikh Saad bu ñang ñoom ñëpp teel na keroog ba ñuy defar carte d'invitation yi ñu ni ma ñan la ñuy jox man leen jox leen Saad bu Yunusa Boy Gueye buubu man ñooñu ñooy sama mbokk nit amul lu dul mbokkam bu ngeen pare nag yéen ngeen seet ñu leen neex waaye ñen de ñooy samay mbokk ndax ñoo may wéttali maa ngi ñoom ñooy ànd guddi ñooy ànd bëccëg te xatalunu ma ci dara. di nuyu Adja Ndeye Kodou Sarr directrice sama directrice bu ñaawul bi waaw macha allah moom ku baax la moom xalal i dal ndey te da koo dal de maa ngi moom bu ñu woon ngaa ci pucca dañuy ànd ba Goyaar Sarr moom mu wàcc man mu continuer dem sàkkal. di nuyu nag Modou Bey Ndiaye spécialement gis nga bi mu ñëwee dafa ni à l'honneur du collègue Mor Samb avec qui j'ai eu des liens professionnels très solides suñu ñaari classe yi ñoo takkaloo woon école 1 man ak moom rek la màgga saw daan jox seen bu yi sa faf benn yoon suñu ñaari classe yi takkaloo école 1 ba mu dem ENAM ba ñëw nekk secrétaire général OFOR waaye fàttewul dëkk bi geste bi mu defaat tey jii firndeel na ni tubarkalla macha allah fàttewul dëkk bi benn yoon keroog ba ma ko wax ko dafa ne ma yoral jigéen ñëw sama kër dafa dama ñu leen yéen sargalu leen mortala man mii ngeen di sargal lu ma jàpp dinaa ko bàyyi te dinaa ko teel a ñëw te bu ma cee ñëwee lu ma ca war dinaa ko def kon Njaay jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm du nuyu nag samay mbokki bopp yi nga xam ni bis bee leen tax a déranger chef de village yu Sàkkal Njàmme Fam mi ngi nii alaaj Lamine Sarr ñoom yu jóge Sàkkal ndax ba mag ñay dem ñoom ñii leen nu bàyyee loon jël nuyoo askan wi nag teg ko ci loxo Mor kii di wax léegi nii bi ma affecté Ndande ma añ ba pare ni papam maa ngi dem ñaanal ma mun ma sa waajee day football rek yóbbaale ko man ko gàddul saak bi ñu dem nii la toll 9 ans kon moom du sama rak sama doom la waaye jëfe na ko nag soriwuma benn yoon benn anecdote rek keroog ba may ngénte Ndey Yande dama ko ni Mor man de Fatou Mbaye am na doom mu ni ma maa ngi ñëw dinaa andi nag dinaa andi xar de man koy da nga naan maa ngi ñëw ngénte si affaire benn yoon muy ku baax ndax ku baax mooy ku dul fàtte ba muy ñëw Ndande 9 ans ñu teg ko ci loxo Ndey Jeey maag moom yëpp ñu bokk dëkk kër Ndey Jeey waxaat na ko léegi nii kon vraiment moom dama koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ak sama nijaay yi toog ñëw nii bàcc sàmbalaw beeg nii algaf moo doon wax sànq ak sama rëkk yi nga xam ni ñi nekk fii ñoom ma di ànd ak seen borom kër yi ak ñi nekk bitim réew ñi nekk fu ci waay ne rek sa xele nga fii tey te fu ci waay nekk yónnee nga ma teraanga bu bari pour rek bis bi jag waa di gërëm nag sama yii daf mel ne maa ngi ñoom danoo yëgoo ndax ci suba damaa xëy soxna yi ku ne teg benn yére ni ma solal ma ne affaire bi jaxasoo na de sol benn ba ca yàgg ma simmi sol bii ndeke ñoom danoo weex non suñu borom a mën a boole ñuy ay jigéen yu mën góor école bi distinction bu ne am na ci école bi ma di ñëw fii 2002 boo masaane génn 2002 bu ma xëy see 8 heures amul bureau amul dara ñaari classier man ak Mbay Saw rek ñooy toog fee man dong leen fa affecté aw ma sax ku ma wéttali man ak Mbay Saw léegi man ko Mbay am nga problème ba boo téye beneen classe bi rek ba ba ne am maître bi moo tax équipe pédagogique bi Mbay la ñu gën a xam ndax fi leen ko fekk ci école bi waaw moom it vraiment muy kenn ci man bàyyiwuma benn yoon. ginnaaw bi ma la remercier IEF yow moom yàlla moo nu boole
keroog ban la fi affecté ñu waxtaan man ak yow man la man de table banc la amul da nga ne ma xoolal man am naa marché 400 table banc maa ngi la koy yónnee koo ci mayul du ci am table banc yëpp sama kër doon ko wàccee di koo ci mayul du ci am léeg-léeg ko diw téléphoné ma rek ni ma bëgg naa 10 man ko 5 laa lay jox maay répartir kon loolu yaa ma ko defal man ak moom suñu diggante dafa dem ba du inspecteur ak enseignant yi ku ci soxla dara wala ku ci bëgg dara sama kër ngay ñëw ni ma waxal ak bàjjen loolu beneen marque la muy ku baax ku yéwan xam léegi sax dama ko naan man de oto ba gasoil ba jeex na de mu ne ma ki man ko wutal loo ci dex rek ñu kii bu dee mu bindal ma bon ni ma demal station ma ñëw ci waa ji ne ko litre gaz kii lu muy jar ma temps man ko defal ma ko xaalis damay ñibbi ma noo ku baax la macha allah. sama collaboration ak jigéen ñii nag nee naa leen sànq di section bu ne am na ci école bi représenté nañu le département dicté PGL représenté nañu le département phase régionale UASU une équipe de daara moonu battre booba ma jëmb Sarr moo yore équipe bi école bi représenté na la région au festival au royaume des enfants maître Ablaye Wade di recevoir Pape Mbaye mii ak élève Aline Diop ñu ñëw reewal la région de Louga dernière en date bi mooy comme ni ko EF waxee ça fait 2 ans benn élève bu ñuy wax Madina Ba bokk ci les premières de la région wala mu nekk la première de la région ñu orienté ko école Mariama Ba bu Gorée loolu mën nañ ñu baax ñi ñoo ko bokk liggéey IEF daal xam naa guddi na li may tëjee rek gannaaw boo santee ñëpp mooy sama soxna yii li wala fi daanaan aaw buru këram ñu may xamal ni Chérif Alwali mu doon wax léegi agsi na wala fi danaan ñaareel xaritu jëkkëram ah wala fa wax de waxuma de aaw buuru këram ñaareel xaritu jëkkëram ñu baax la nu macha allah seen àndandoo bi firndeel na ko kon ñaanal yàlla ñoo njaboot gi ñu doon lim sànq lii ak samay jël njabootu doom yi nag teg ko ci loxo galo jël njabootu santu jarbaate yooyu teg ko ci loxo biida gis naa leen fi ñëw nañu gërëm encore une fois directrice maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm équipe pédagogique bi may Chaha dégg naa li nga wax les parents d'élèves les mamans d'élèves ak ensemble élèves yi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi fi maa ngi gërëm ñëpp wax dëgg yàlla di sant ñëpp di rafetlu waate rek comme ni ma ko waxee léegi nii teewaayu Chérif Alwali nga xam ni moom it dafay kenn ci man ndakaaru rëy na yaatu na am naa fa ku ne am naa fa lu ne waaye rus naa fanaan ndakaaru fudul kër Chérif Alwali dama ko rus bu egsee mu ne li muy jëkk wax xale yi père Samb ñëw na jox leen ko néeg defar néeg def ci salle de bain def ci yeneen ak yeneen yoo xam ni macha allah kon dérangement bii mu dérangé jóge Dakar ndox mi téye ko muy doog a ñëw fekk si kilifaam du suñu kilifa di suñu mag di ki nga xam ni moo nu boolee jaboote di lépp muy Chérif Thiaye Aïdara bi nga xam ni man moo ma booleeg Chérif Alwali ndax moo dagale njaboot gi yëpp damaa bëgg kër gi nekk benn ana Samb damaa bëgg kër gi lépp àndandoo ci njiital Chérif ba ngay jël gone yeeg ñëpp teg ko ci loxo Chérif Alwali ngeen àndandoo yéen ñëpp ngeen jàppale Chérif Alwali tubarkalla macha allah ñu defar suñu kër gi naam mënta yàqu waaye taxawaay boobu daal la Chérif Alwali taxaw sama wet ci ndigalay Chérif Chaya di santaat rek di wax ni soxna Ami Cheikh
di wax ni soxna Ami Cheikh jërëjëf wolof Njaay nee na ndimbal ba ca gën a neex mooy bi gën a gaaw heure bi démb bu ngeen demoon ndox yi ma fi doon mayeeg boisson yeeg yépp moom la ni ma damaa bëgg rek affaire bi jag di tëje nag sama mbokk yi nga xam ne ñoom it dañoo jóge ndànd ci njiital koddu 1986 koddu daf maa woo néegam moom day jëyee bokk ndey ak baay ni ma njàngale de baax na xeebuma ko ndax ci njàngale gi nga ñuy jàngale ci nga ñuy dimbale suñu kër gii suñu dara manqué wul waaye 2 millions nga ngi nii ma bëgg nga wuti visa dem tukki comme ñëpp 2 millions la yëkkati ni ma mi ngi nii nga ma bëgg am kay damaa dem ambassade gars yi bañ parce que boobu xam naa ne ngumba laa waroon a ñëw mu ne ma 2 millions nga ngi nii demal nga wuti visa nga dem Italie sama jëkkër a nga fa nga ànd ak ñoom kon mu ngi nii ñëw toog gërëm naa ko sant naa ko bu baax kon loolu duma ko fàtte mukk ànd ak sama chéri Adja moom dan ma koo may papaam may na ma ko yaayam may na ma ko ak njaboot gi ñoom awa jóge Masar cant geeg ngërëm lii sama jigéen ñi teg ko ci loxo gay mu jox ko ñëpp eef di tëjee Alsaan Jaañ mii lu ma dal rek Alsaan Jaañ mii ma ko teg damaa ne woon dàqoon na comme ni ma waxee sànq maag sama waa ji nii ak man ak Cheikh Alsaan Seen mii ak ma jaxu Caam jàngale ne fii ak Ismaïla Caam ñoo bokk ñeent ñoo bokkoon benn classe pendant 4 ans nekki sama yitte bopp di brailler ka ballu ne ma dugg ci Alsaan mii ñu ne ko Alsaan dañuy def histoire de Barale dëkku Menge voilà Alsaan yee man de am naa koo xam ni moom dafa gàlli waaye dinaa leen ko wool mu defal leen histoire de Barale daal di may woo man ko Alsaan bu ma fonto xam loolu dama koo xam mu ne ma di jàng mu ne waaw mu ne ma lépp dinaa ko bind sur feuille yow dalay te kitaab yi rek ngay liir tubaab di wax wolof loolu ku ne mën na ko loolooy dem ba egg fii ak feneen kon Alsaan dama lay yóbbante cant ak ngërëm yaag njàmme ci njaboot googu nga xam ni comme ni ko Mor waxe woon ànd bu yàgg la waaye ànd bi macha allah yàgg na waaye rafet na xam nga boo amee say mbokk dañuy dem ba xam say nit yàlla bu nuy nag ñu baax kon li may tëje rek mooy imaam Ndiouga jërëjëfati Cheikh Aline Seck Gaynde Nguraan jërëjëfati kon Merci. Mesdames et messieurs, l'on m'a fait savoir que... Anton ya xara jur la ci balu sek sama